part pour ñu confirmer que ni du ñëw wala dafa am empêchement muy nekk tamit loo xam ni ñaawlu nañ ko suñu grand la on a beaucoup de respect par rapport ak moom mais dafa fekk ni plateau dafa am lu muy laaj préparation dafa am lu muy laaj émission bu ko xasee ba lancé def sa pub day jaadu nga ñëw wala boo mënul ñëw nga prévenir équipe technique bi fi war a teew ak ñëpp que ñu mën a xam ne à la fin émission bi du am que ñu mën a préparer wu ci yeneen émission wala ñu temps de réserve boobu ñuy bàyyil public bi ñu toog di xaar ak loolu yeneen émission waroon ci am ci diggante bi donc on n'a pas eu un retour bi nga xamante ni def na ko mu nekk tamit loo xamante ni ñaawlu nañ ko tuuti bu loolu weesoo tamit ñuy jàll ci li nga xamante ni mooy conseil des ministres bi nga xamante ni am na fi ginnaaw bi mu ci amee tamit am président yoo xamante ni ay taxaw ay tànk ak ay jéego yoo xamante ni jël na ko ci mu nekk loo xamante ni am na satisfaction ci ñenn ci borom kër yi parce que am na lu ñu leen wàññil je pense que ni 10 francs wala 25 francs tax ku la ko wàññil ci sa dund ak fi dund en charge famille yi ni mu demee ak ku xam suñu famille ni mu demee tey da ngay gis benn famille boo xam ne benn loxo moo war a tenir ay personnes yu bëri yenn père de famille yi retraité amuñu lu ñu yoree kër yi je pense que ni bu ñu leen teggalee dara loolu lu ñuy gërëm la et que di ko wax ni doyul def na dara ñi ngi koy gërëm na gën a yokk loxoom na gën a ubbi li nga xamante ni mooy buntu koom-koom ngir askanam na yërmandeem gën a yokk ci askan bi na wàññi li nga xamante ni bu baax a baax mooy transport bi ci la bokk léegi je pense que ni ci dund nit ñi la bokk déplacement bi di jox say doom ñu jàngi wàllum école bi aussi ñu ko ciy xaar bu baax a baax président li nga def rafet na stade bi rafet na tey boo defee lu rafet dañ koy kii reste nag fond bi loolu yeneen la est-ce que xaalis boobu xajul woon feneen est-ce que amul woon yeneen priorité ak yeneen la mais tey li nga xam ne mooy dund askan bi su participer ci lenn dañ koy def beneen bi aussi ñuy signaler que ni boutiquiers yi dañu war a ragal yàlla ci lu ñuy def gis nga bu yokkute amee yokk bi day nekk immédiat dangay gis koo xam ne produit yi mu ko jëndee woon du jamono yokk mais dès que yokkute am da koy yokk bu wàññi amee ñu bëgg ne tey stock bi ñu yoroon ci prix yi ñu ko jëndee woon mënuñu ko jaay ak loolu commerce je pense que ñaar yooyu def tey fois nga gagné parfois nga perte donc ñuy ñëw aussi ci li nga xamante ni tey daanuwaat ci biir commune Tivaouane Peulh ñàkkurab mu am temps yëpp loo xamante ni je pense que ñenn ci askan bi xam nañ ko su fekkee ni information bi jàllul fépp muy li ñuy wax débat d'orientation budgétaire ñu woote woon samedi bële passé débat d'orientation budgétaire fond bi amoon ay discute ci forme bi tax amoon na est-ce que débat d'orientation budgétaire la est-ce que ouverture la débat bi kenn waru ko defee nii tey li nga xamante ni mooy méthodologie bi nga xamante ni moom lañ ko war a tëggee ñu bëri d'accorduñ ci ginnaaw bi ñu ci d'accordul ñu joxewaatoon rendez-vous bi ñu joxewaatoon rendez-vous nag amul benn conseiller wala benn conseillère boo xam ne jot nga convocation et que ñu war a xam ni l'administration elle est écrite même bu fekkee ni toog nañ ñu wax ni dina amaat dañu ngi ko yeggali day amaat continuité donc ñu gis ni conseiller wala conseillère yu bëri ñëwuñu et que amulaat ay convocation yu ñu envoyé lu ñu gis mooy benn fiche bi nga xamante ni mooy fiche de déroulement bi journée bi war a am c'était des ateliers et que jusqu'à présent loolu fekk li nga xamante ni moom la ñuy gis noonu su fekkee régime mën naa am élément boobu donc ki nga xam ni mooy maire bi en personne ñëwul bi mu ñëwul aussi am na ay adjoints donc ñu ngi dem xaar ci adjoints yi kan moo war a présider ñu fàttaliku ni on a 5 adjoints 3 yi nekk ay adjointes nekk ay jigéen donc ñeneen ñi nekk ay góor par la suite aussi li nga xamante ni la ñu gis mooy que ni gis nañ ni bu maire bi ñëwul conseils yi wala conseillères yu bëri du ñu ñëw est-ce que coïncidence la est-ce que askan bi moo leen yóbbu foofu wala est-ce que maire bi moo leen fa yóbbu dañuy bëgg maire bi présent c'est comme benn kër goo xamante ni wala jardin d'adulte dañ ko mën a tuddee donc quand le chat n'est pas là c'est pas besoin de venir amul liggéey bu war a kii maire bi comme ñëwul ñu duñu war a ñëw et que beneen bi ñu constaté ay anomalies yu bari yoo xamante ni dafa war a tiital nit ñi yoo xamante ni je pense que bu ñu nekkee ay autorités jiite ay mbir donc li ñuy wax assiduité c'est important venir à l'heure c'est important parce que mënuñoo def sa timing bi nga defee sa timing nga organiser ko si peu de temps et que ko xam débat yi nan lay demee xam ne
ñu bëree bëri donc ça demande d'abord benn ouverture dina jël temps problème heure bi dina jël temps et que atelier yi nga fi waroon ubbi est-ce que atelier yëpp dina ko mate. Donc là on va juste avoir fiche bi je pense que je l'avais donc li nga xamante ni moom moo nekkoon fiche bi donc journée 26 bi donc li ñu dem waxtaanee mooy les domaines à débattre d'abord heure de convocation bi c'était à 10 heures et que jusqu'à 11 heures et quelques présence bi demeewul woon noonu bu ñu gisee loolu bu ñu gisee noonu image boobu ñu gis moo gën a reetaanloo c'est-à-dire que deuxième adjoint bi muy Boubacar Ka bi ñu waxee ni atelier yi ak commission yi nañ am na ay conseillers yoo xamante ni dugguñu fenn dañoo toog di seetaan mu leen ni wax di da ngeen war a dugg ci atelier yi wala da ngeen war a dugg ci commission yi même boo leen contribuer wul ngeen taxaw déglu donc niveau d'implication bi nga xamante ni conseillers yi war nañ ko am wala conseillers yi dañu gis ni dañu des beneen bi dañu gis ni li ñuy débattre ñoom amuñu les explications qu'il faut et que ñi fa nekk ñëpp comprendre ñu importance su mbir mi comprendre ñu c'est-à-dire que ay conseillers lañ rek par non dama ko nekk lii laa mais xamuñu déroulement bi nan la war a mën a demee tey bu ñu gisee salle bi xam ni am na yaraxte boo xamante ni doy na fa waar bu jéggi dayoo donc le numéro mooy numéro yi nga xamante ni mën ngeen ci participer par rapport ak serveur bi muy le 76 628 94 97 628 94 97. beneen numéro bi nekk 77 488 64 96 donc là ñu gis loolu donc yi nga xamante ni ñi ngi ko fa dem waxtaanee muy ay atelier donc première bi mooy wàllu jeunesse lépp li nga xamante ni allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def soxna si ñu ngi ziar di rafetlu woote bi. waaw baat boobu de xam naa ko mooy salisi bi. waaw mais xam nga yow ñëpp la xam ci commune bi. waaw muy chargé de mission au niveau de la mairie. ñu ngi rafetlu émission bi. ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax. macha allah. parce que lii day tax ñëpp xam ne commune Tivaouane Peulh Niaga. lépp luñ fiy def rek transparence ci war a am. tout à fait. bu ko defee jàngat yi ñu ngi dugg ci xam. day tax commune bi ñu xam ne mi ngi dox. absolument. parce que ku mel ni man ñoo woon assister jour boobu noonu. parce que am beneen liggéey boo xam ne maa ngi ko doon def. mais danga laal point bu sensible ci conseil yi. lu tax bu maire bi ñëwul conseil yi war ñoo ñëw. te loolu moom ñun ñëpp ñu ngi koy ñaawlu. parce que nag bu ñu orientation budget maire mun na bañ a assister mun na ne ci leneen. absolument. mais ñoom conseil yi ñoom ñoo war a toog. population bi fekk leen ñu defoon ñoom atelier yi jàngat lan moo xam ne mooy jafe-jafe askan wi. déglu population bi nga xam ne ñëwoon nañ bokk ci ak lan la ñuy lan moo nekk seen xol. ak lan la ñu mbébét. population bi tëb. ka bëgg a yóbbu. absolument. parce que maire kese du ko mooy doxal commune. maire équipe am ñooy doxal commune. mais bu yoree équipe boo xam ni comprendre ñu ay garderie lañ ay mag yu ñu yóbbu comme mag yu ñu yóbbu ci jardin dañu soxla tuteur bi pour muy orienter bu fi nekkul lu neex waay def amul déglu amul sérieux amul dara di foowee li. non man du ma jàpp ni comprendre ñu. damay jàpp ni dañuy doog a installé wu ñu ngi doog a toog. te ci biir waxtaan waxi maire dégg nga mu ne dinaa def formation pour conseil yi kenn ku ne xam lan mooy sa rôle. absolument. kon loolu noonu nañ xam ne tamit équipe bu bees la. ñu ngi doog a installé wu. te incha allah rabi am na ay formation yoo xam ne dañ leen fa defal ñoom conseil bi. pour kenn ku ne ñu wax la lan moo tax ñu tabbala nga nekk conseil lan mooy sa rôle ak lan lay askan wi xaar ci yow. mais loolu. bu xamutoon dara maire bu leen choisir ci liste Benno Bokk Yaakaar. liste boo xam ne mooy coalition bi nga xam ne moom mooy jiite réew mi. ku xamul dara ku nekk cuune doo ci dugg. képp ku ci dugg rek am na lu tax nga dugg ci am na loo mënal sa population am na loo mënal sa askan. waaw mais madame si. d'accord ma nga ne conseil yi. xamuñu lu leen fa tegee si xam nañu lu leen fa tegee. waaw xam nga bésu. dafa toogee démb. Thierno Amadou bu Mbambilor doon def ziaram. te am na conseil yu bëri yoo xam ne bu jiite daayira. dañuy dem assister ci loolu. man ñii cabinet maire laa ne waroon naa assister. mais dama nekkoon réunion ministère de la femme di préparer journée de la femme. muy le 8 mars. empêchement mën na am ba tax ñoom. assister wuñu nañ ko bëggee. mais heure bu nga xam ne woote nañ rek dañuy ñëw massivement.
changement dina am te développement bu ñu bëgg pour commune bi dina am. mais est-ce que waaw mais madame Siby est-ce que bu waaw madame Siby waaw mais madame Siby xam nga. mais madame Siby li ngay fàtte mooy bésu tari ak bésu jàng bokkul bésu tari ak bésu jàng bokkul conseil yi balaa ñu leen waroon dugg dañ leen waroon defar ay formation au préalable woo ay société civile tey gis nañ fi ma ne conseil yi avant ñu leen a tabb waroon nañ mën a am jàngat bu ndaw bu ñu leen di defar au préalable ñu xam ne bu ñu gañee lii lañ war a liggéey mais gañee ba pare ak commune bi fu mu toll si ay souffrance commune bi du sukuraat ñu war a dem si formé waat leen ba pare si loo xam ne formation yi ñu ngi koy jëlee si xaalis si commune bi defal leen formation ñu mun ñu liggéeyal loolu problème la am na ay personnes yu apte. di ànd ak ñoom ci développement. di ñëw réseau des femmes bu mag di ci liggéey commencé ci zéro. ay millions. kon kooku noonu tey jii dañ soxla ci commune bi pour développement yi nga xam ne ci wàllu femmes yi la. d'accord. képp ku nga xam ne jël nañ ko ba nga nekk conseil Régie daa mel ne maa ngi koy perdre donc mu nekkoon Sali Sy bi nekkoon chargé de mission au niveau de la mairie donc wax na ay kàddu yoo xamante ni xel war na ko mën a dégg si ñu ko bëgg a dégg waaye tamit am na ay points d'interrogation parce que ñu ngi wax ay formation interne yoo xamante ni mairie bi dina ko wax loolu société yëpp koy def société yi gën a mag si monde bi dañuy am ay formation interne yoo xamante ni tey yokk performance nit ñi gën leen a xamal ak yooyu mais damay wax ni choix parti à la base war nañu mën a jël ay personnes yoo xamante ni dañuy xaw a imprégné wu si lan mooy collectivité locale territoriale yi nan lay doxee tey maire yi nan lay doxee ak loolu mais je pense que ñëw ba ñu tabb la ba nga nekk conseiller wala conseillère te xamoo 9 domaine de compétence yi xamoo domaine transféré yi lan ak lan la compétence transféré yi xamoo lan ak lan la ñu war a demaat si formé la ak loolu je pense que ni gis nañ ko fa parce que gis nañ si ñu bëri ñoo xamante ni comprendre ñu gis nañ ni niveau bi aussi ñu nangu ko ñu bañ ko nangu dafa des gis nañ niveau d'implication bi nga xamante ni moom la ñu war a impliqué woo dafa des gis nañ si aussi ay retard yoo xamante ni dafa jéggi dayoo gis nañ si assistance bi yi nga xam ne noonu la ñu war a defee ñi nga xamante ni duñu ay conseillers tax ñoo ëpp participation bi nga xamante ni def nañ ko et puis ñuy rend chapeau à un grand homme que je respecte beaucoup muy Pape Mambiram malgré son âge moo fa gën a mag moo fa waroon gën a mën a bañ a assister mais heure bi mu ñëwee baax na et que dafa respecter affaire yi ba mu jeex amul lenn loo xamante ni participer aussi c'est un sage boo xamante ni am na expérience participer si yëpp mu nekk fa ba mu jeex et que rappel am na ay conseillers ak conseillères yoo xamante ni ba ñu añee la ñu dem comme si c'était que ni li des si journée bi intéressé wu leen même bu fekkee ni yow commission culturelle moo la intéressé ñu wax si ba pare par respect war nga mën a toog assister yeneen commission yi war nga mën a toog assister respecter ñi nga xamante ni ñoo la fa teg dañ leen choisir parce que c'est des choix politiques avant tout du ay expérience c'est des choix politiques liste yi nu ñu koy tëggee nit ñi ciy tànn dafa nekk ay nit ñoo xamante ni jàpp nañ ne dañoo am ay mbooloo wala c'est des récompenses purement politiques et que Pape Mambiram da nga koy gis c'est-à-dire que engagement bi mu am malgré âge am day toog di expliquer moo fa gën a concentré ñi nga xam ne ay ndaw lañ ay xale ñu nekk ay jeunes bon du ma tudd tur gis nañ déjà heure bi ñu ñëw te ñoo fa gën a ndaw
gis nañ heure bi nga xamante ni dem nañ ko ba seen commission bi leen intéressé pare pour ñoom le reste c'est des jeux amul benn bu mu leen intéressé ñu bëri dem nañ gis nañ si ñu bari assisté wuñu parce que li indi ñàkk assistance bi qu'on le dise li indi retard bi qu'on le dise commission yi waroon na mën a taxaw li ñuy liggéey yëpp atelier yeeg commission yeeg yëpp su fekkee 9 la wala dañuy dem ba 12 ba ñuy dem ba 15 ubbil yeneen yi nga xamante ni mooy le problème domanial nit ñi li leen intéressé la majeure partie mooy commission domaniale bi commission domaniale boobu moo ëpp lu mu tardel liggéey bi parce que fa la ñëpp di gisee seen bopp 7 ans yi dafa justifier banalité bi nga xamante ni banalité gestion bi nga xamante ni def nañ ko gis nga mbir boo jëlee concentré ko fenn jël lépp muy tourner autour de ça foofu day am circulation loolu si dundinu ñëpp la bu ñu jëlee commission yëpp on va pas dire que ni commission yëpp doxul parce que l'autre fois maire mi ngi expliqué ni du commission domaniale rek moo dox éducation dox na ak leneen mais ku gis ni ñu dem waxtaanee nga xam ne commission domaniale rek moo dox et que da nga fay remarquer leen yoo xamante ni dafa reetaan y avait une dame je pense que mooy madame Faye moom moo géré li nga xamante ni mooy hôpitalu Tivaouane Peulh bi poste de santé Tivaouane Peulh bi pour ne pas dire hôpital bi mu bëri fi ngeen wax manquement ma yëpp ki nga xamante ni mooy secrétaire municipal u maire bi ñu koy wax Moussa Fall dafa wax benn analyse boo xamante ni soo xamee wala boo jàngee day reetaan il lui a dit que ni ñun du ñu am rapport buy jóge ci poste de santé yi tout en sachant que il existait benn commission boo xamante ni moo géré santé bi dispensaire bi wala poste de santé bi Moussa Fall ne ko ñun mosuñu jot seeni rapport mosuñu jot dara li ñuy am wala li ñuy xam mooy su problème mu courant amee problème mu ndox coupé nañ leen lii coupé nañ leen lii les postes de santé bu amee commission yi ça sert à quoi asalaamaaleykum allo maaleykum salaamaaleykum ñoo ngi lay ziar ku baax a baax ñu ngi lay gërëm di rafetlu woote mën nañ xam tur bi ak fooy woote Moussa ñu ngi lay ziar bu baax a baax ah waa Daaru Salaam ñu ngi béggee waa Daaru Salaam yépp ah Katipa Ndaw ñu ngi lay ziar mën nga participer wax jafe-jafe yi ngeen am foofu ak loo leen di xaar ci maire bu bees bi absolument bon waaw absolument am na retard bu bari torop torop waaw loolu je pense que loolu la waaw boo demee fond Fuuta bi tax léegi am nañ courant surtout jege sa population bi xam lu ñuy souffrir léeg-léeg nga dox dugg ci koñ bi léeg-léeg nga dox dem fenn mais koo xam ne yow wallaahi xam nañ ci dara da ngay xëy fajar wallaahi léegi yow yan jafe-jafe nga jàpp ni moo gën a urgent ci commune bi walla fi ngeen dëkk foo xam ne ñoom dañ fa war a taxaw daar
mais tali bi lan la occupation voie publique bi la fu mu neex nit lal fu mu neex nit gaare sa oto ak loolu. macha allah bari na trop. et puis poste commune bi war na mën a dépasser am poste war nañ mën a am brigade. waaw espérons que ni dinañ ñu dégg et que du ñu def li ñu defoon wala dinañ bàyyi bu baax askan bi. donc ñu koy gërëm Moussa mu nekk koo xamante ni fii la dëkk Daaru Salaam am ay jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi koy nemmeeku ak loolu gis nga damay wax ni wàllum ndox bi ku koy négliger di taxaw di si wax d'une manière lésée que ni du suñu compétence malgré que ñu ngi siy def dara dafa fekk sa njaboot rootul dafa fekk amoo ay rakk wala amoo ay mag wala amoo ay tante ay maam loolu c'est vital dafa bokk si dundu nit. Tivaouane Peulh war na dépasser fii allo salaamaaleykum allo salaamaaleykum maa ngi lay delloo ziar bu baax sëriñ bi mën naa xam tur bi ak fooy wote Baye El Hadj ñu ngi lay ziar di waa ziar ñàgg ñëpp ñu ngi lay déglu bu baax sëriñ bu mag bi. macha allah. lu tax loolu. absolument. on dirait hein. Régis suñ ma mënee xoolal ligne bi appel yi di couper c'est très important li muy wax surtout niveau conseil yi wala conseil yi ban niveau la ñu am qu'on le dise ou pas la majeure partie bi nekk foofu ils ne sont pas instruits ou instruites su fekkee les dames amuñu niveau bi xamuñu luy mairie xamuñu lu muy doxee amuñu ci benn expérience. soo jëloon sa micro di def ay test nga leen xool boo laajee 9 domaines de compétence yi jël leen benn ñu si bari xamuñu ko et que commune Tivaouane Peulh Niaga manqué wul de ressources humaines manqué wul ay nit ñu xam ñoo xamante ni tey allo salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay ziar mën nañ xam tur bi ak fooy woote connecté ñu ngi lay jaar di xaar sa contribution. absolument. mais tout en sachant que ni du compétence am courant bi du lu si bëri projet état la.
Mhm. Mhm. Donc pour yow critique yi c'est tôt pour yow critique yi c'est tôt équipe bee ngi door a taxaw nañ leen may temps pour ñu mën a installer wu jël seen temps liggéey. waaw bon bi ñu installé tax. Mhm. Maintenant sa côté boobu nga nekk est-ce que am nga ay jafe-jafe yoo mën a relever par rapport ak sa gox. Mhm. Mhm. waaw macha allah est-ce que yaa ngi teew léegi ci débat d'orientation yi di participer ak yooyu. dal na sa xel. D'accord donc on courage les droits jàpp ni amoon na mandat comprendre na jafe-jafe yi et que dina defar bu baax. Mhm. Absolument wax na ko ci ay déclaration yu bari. Contribuer na aussi ci addition d'eau yi d'un montant de 51 millions. ma ne contribuer na aussi ci adduction d'eau yi fontaine yeeg borne fontaine yeeg yooyu tamit def na ci loo xamante ni du wàllam mais génne na ci xaalis donc c'est très important lii mooy àdduna donc ñii dañuy wax lii ñuy wax li je pense que ni def na contribution boo xamante ni macha allah contribution bu allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. kilifa gi ñu ngi lay déglu mën nañu xam tur bi ak fooy woote. Baye Abdou Aziz sëriñ bu mag bi maa ngi lay ziar bu baax. allo maa ngi lay ziar bu baax Baye Abdou Aziz. allo Baye Abdou ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg bu baax a baax. allo maa ngi lay dégg bu baax. bon Abdou Aziz ñi ngi la dem dégg xam naa da nga am problème mu retour donc je disais que ni noonu la ki woote moom expliqué ni que ni maire bi déjà mi ngi si ay tànk yoo xamante ni pendant 7 ans allo salaamaaleykum. ñoo lay delloo ziar bu baax ñi ngi xaar sa contribution par rapport ak débat bi Abdou Aziz ñi ngi lay ziar bu baax a baax. ñu ngi sant alhamdulilah gërëm Maolana. waaw mais na teggi na wu rek. Absolument.
mais pour rappel. Ah mais jàppoo njortoo amoo njortu bu rafet ni changement mën na am. ma ne mën nga am njortu bu rafet ni changement war na mën a am. allo mais ma ne mën na njortoo ni changement mën na am. changement yi bëriwul pour dire vrai. jàppoon ni prise de conscience am na wàcc na ci terrain bi xam nañ jafe-jafe nit ñi et que. non bi deuxième bi la. bi deuxième bi la mais première bi ñëwoon na. joxe le bon exemple. absolument je suis d'accord. man mi subir naa fi agression. mais am na fi këram mi ngi fii léegi walla donc ñu koy gërëm mu nekk Abdou Aziz aussi ñu koy massawu parce que bi muy xëy benn jour di liggéey la perte ordinateur am ak téléphone am il a subi benn cas d'agression et que insécurité boobu je pense que ñu ñëpp Mamadou Ba subir na fi cas d'agression man subir naa fi ak ñeneen et que c'est très important aussi li mu souligner nee na changement bu extraordinaire amu fi bu fi génn di am ñi fi génn booy xool tax ñu si bëri nekk ñu woon ay conseillers c'était des agents municipaux ñoo xamante ne ñu ngi fi nekkoon et que même tête yi même système bi moo fi nekkaat mais nañu rafet njortu que ni système boobu dina am prise de conscience système boobu dina comprendre que ni askan bi dañuy souffrir de trop sànq maa ngi dem développer problème mu ndox bi am na ay jéego yu ñu fi def avancement am na loolu duñ si werante mais est-ce que doy na. est-ce que lu toll nii Tivaouane Peulh nekkul ci àll bi quoi qu'on dise Tivaouane Peulh mi ngi ci ville bi capitale la nekk mi ngi région de Dakar amul soriwaay bu mu su war a sori bu ko war a du am ndox APIX bii ngay gis ak Tivaouane Peulh ay quelques mètres la on va pas parler de kilomètres. allo salaamaaleykum ñu ngi lay jaar bu baax sëñ bi di la fay allo maaleykum salaam na nga def sëñ bi. ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah mën nañ xam tur bi ak fooy wote Baye Ousseynou ñu ngi lay jaar di xaar sa participation alhamdulilah ñu ngi lay déglu sëñ bi
Mhm. 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 Absolument. Mhm. 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 Absolument. Mhm. ah ginnaaw insécurité bi. Mhm. Absolument. Mhm. donc ñu ngi lay gërëm bu baax est-ce que sa koñ tamit noté nga fa ay jafe-jafe yoo xamante ni c'est en urgence. Mhm. Mhm. Absolument. Mhm. Mhm. Je suis parfaitement d'accord. Mhm. mais est-ce que am nga yaakaar ci équipe bu bees bi est-ce que am nga yaakaar ci équipe bu bees bi ak lan ngay xaar ci ñoom. Mhm. Mhm. am nañ ci bon espérons que ni dinañu dégg et qu'il va pas faire le sourd oreille et que li muy wax dina ma ne espérons que dinañu dégg et que li muy wax dina ko jëf. Mhm. 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 waaw léegi de waratul am lu ko baare. ñu ngi lay gërëm di la sant ci participation bi kàddu yi nga fi wax rafet na donc je pense que ni ñi ngi gërëm Baye Ousmane Sow ñu ngi koy gërëm bu baax jërëjëf donc ñu koy gërëm bu baax je pense que wax na li nga xamante ni moom la ñuy xaar wax na wax ju bu rafet bu tegginu wax na li nga xamante ni mooy inquiétude yi def na tey en quelque sorte bilan bi nga xamante ni moo fi amoon moom ñuy wax loolu donc bu ñu gisee loolu mooy commission bi nga xamante ni moo nekkoon environnement. allo salaamaaleykum Baye El Hadj ñu ngi lay ziaraat bu baax. Mhm. waaw majeure partie bi. Mhm. Mhm. mais non bu ñuy wax ci commission yi tax. Mhm. waaw. Mhm. Mhm. da nga jàpp ni poste ministériel am boobu moo ko ëppal importance commune da nga jàpp ni poste ministre boobu muy daw moo ko ëppal importance commune bi.
waaw absolument. suuf waaw loolu gàcce la gàcce la. non da ngay rus. absolument parce que xam-xam ak jàng leneen la. waaw dam asi jeejox waaw mooy yaakaar naa moo conseil pour commune bi yëpp absolument non non Baye El Hadj di nga def c'est très bon ñu ngi dellu di gërëm Baye El Hadj je pense que ni li mu wax il faut qu'on ose le dire ci wàllu boo ko déggee ci média bi externe soo ko déggee problème bi mooy problème suuf et que maire bi ci boppam moo toog assumé ko mu ne Sénégal man maay maire bi fi ëpp lu may jaabante ci wàllu maaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi lay jaar bu baax a baax kilifa Ibika ñu ngi lay jaar borom ñàgg Lagros waaw ñu ngi en ligne mën nga participer directement. Amin. Amin amin. ñu ngi koy jaar bu baax. ñu ngi koy jaar bu baax. Amin amin. Fatou Ndoye mooy enseignante bi. Absolument. 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 ak kon Mariam ak yooyu. suuf loolu. wallaahi. jibi ka waa Mourel ñu ngi lay jaar bu baax a baax ñu ngi lay jaar ñu ngi jaar jibi ka Mourel une nouvelle fois wax ay kàddu yu am solo gis nga kilifa kenn waxuñu da nga koy opposé
mais fii mënoo fi nekk kenn ala kulli haal amul nguur bu dul jeex te je pense que ni suñuy wax ci fi nguur tolloon ñu koy wax ci nga xamante ni ëpp na li mu nguuru mu yonte yàlla Suleymaan ñu koy wax ci ay Firawna ak ñooñu ñëpp seen nguur day jeex Abdoulaye Wade nguuram jeex na ñëpp nguuram jeex na ni nga diriger fa am respect ci ñoom ñi nga xam ne dañ leen di diriger mënuñu la jox loo xamante ni yàlla wax ko woon ni di nga am sëtu li nga war a am ala kulli haal moom ngay am mais boo ñëwee mairie ba bu jeexee waxuma la da nga mel ne benn yàlla bu wàcc wala benn dara ku nekk daw di ko wax sa problème soxla ak yooyu kooku nag suba mënoo toog mu bañ a def dara nga ne doo wax wala nga ne dara parce que lim la jox moom moo tax dund bi ci loxo yàlla la nekk dañuy dund ngir suñu njaboot dañuy dund ngir jaayante mais nag du ñu seetaan yenn yi di fi am yenn yi bu naree am dañ koy dénoncer et que l'autre gars aussi wax na l'importance nee na ki nga xamante ni mooy Papis wala ma xam ne mooy maire bi donc muy Momar Sokhna Diop li mu investir pour gagner je pense que ni somme bi c'est une somme colossale et que du commune bi moo ko tax mu koy def du dara dafa bëggoon a gagner et que perte Omar Gueye bi dafa war a nekk ci moom atout wala avantage mais gis nga ministre du maire yi et que bu fekkee ni mu yoree maire bi wala bu fekkee lacune yi nga xamante ni population bi ñu ngi koy relever mu nekk ay anomalies moom la bëgg a nekkee ministre il se trompe lourdement même bu gañee mu nekk maire nekk Benno il n'est pas l'alpha et l'oméga de la commune benn dañ ko investir nit ñi am ci moom yaakaar joxaat ko ñoom ñu taxaw seen biir wax ni équipe bi fi nekkoon moo leen lii moo leen laawaat bu ñu ko joxee dañuy liggéey ñu invité ko ci télé bi mu ne ma ne ko bu ñu la falee man maa ko laaj en personne bu ñu la falee il faudra combien de temps pour tàmbali mu ne ma daar lay nekk et que mairie bi bu ñu waxee actuellement enregistrement domanial bi nga xamante ni moo ëpp activité ëpp lu muy dugal pour l'instant ça a été arrêté amul benn dossier buy jàll lu tax gis nga li tardeel yépp lii yëpp mënoon nañu ko def ci benn fan li leen tardeel yëpp mooy le problème de commission domaniale parce que tout tourne de là-bas magu yi fa lay amee terrain yi nga xam ne dañ koy jël di ko defaat dafa amee et que on a des informations où nous avons reçu des informations yu wax ne maire bi mën nga jël benn këyit dugal ko parce que je vais pas énumérer am na lu taxoon ma bëggoon suñu émission ak Pape Sow ma sàkk woon ko c'était pas la personne mais li muy kaas li nekk ci ginnaaw lëndëm dafa kii parce que nit mënuñu ko tooñ ñu jox ko këyit ne ko récompense la jox nañ la terrain même terrain bi ñu jël ko jaayaat ko keneen donc loolu nekkoon problème yi nekk ci ginnaaw yu ma bëggoon ñu régler ko à un moment donné bu mu ñëwal metti nañu trop parce que loolu dañ ko war a leeral su fekkee ni mairie bi amul tul garantie que ni man Cheikh Anta mën naa dem jënd terrain dugal ko ñëw fay samay ordre ay recette def sama enregistrement domanial même numéro bi mu nekk numéro 145 wala allo salaamaaleykum Baye Abdou Aziz maa ngi lay jaar une nouvelle fois sëriñ bi non amul benn muskil ñëpp lañ soxla. Absolument trop même. Extrême. Régis mën naa ko amaat. wallaahi. Absolument.
mais c'est pas normal benn dossier ñu koy enregistré 2 fois c'est pas normal benn dossier ñu koy enregistré 2 fois ak même numéro bi. bariwul. waaw mais da ngay gis ñoo xam ni tax si biir débat bi dañuy jël seen téléphone di statut di fo. ñu ngi lay gërëm bu baax Abdou Aziz. mais l'état def na le nécessaire lu. Tout à fait. Il y a des personnes ressources. Il y a des personnes ressources. Il y a des personnes ressources. Tout à fait. non bari na lu ñuy toog fii di ko wax am na ñu ko gën a xam fuuf duñ ko gën a maîtriser. Absolument, c'est une très bonne nouvelle. Machallah. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça ne demande pas nous organiser l'en? Ça ne demande pas une organisation?
surtout parents yi non non amul garaaw. Absolument absolument. Trop. waaw ordre de bon loolu amu fi suuf kese domanial rek. non benn hôtel yi fa hôtel yi kenn du si fay. amul dara. Je suis parfaitement d'accord ak loolu. ñu ngi lay gërëm bu baax donc l'émission tire à sa fin ñu ngi dépassé heure bi donc je disais que ñun li ñu gënoon intéressé mooy le Magouy qui se joue et que loolu dañuy interpréter ñi nga xamante ni ñoo nekk niveau national bi ñi nga xamante ni tey mooy le chef de l'État que Tivaouane Peulh li fi am dafa ëpp quota bi nga xamante ni mairie bi mi ngi koy am mu nekk boo xamante ni ginnaaw buñ morcelee dagg ak loolu day mairie bi dama ay quota ci terrain yi ñuy am ñi ngi jël di leen ko may ñi leen neex dañuy jël benn terrain may ko ñaar may ko ñetti nit mënuñu comprendre mairie bi war a nekk garant administratif dossier bu war a dugg ci mairie bi ñuy jël benn dossier bu porté même nom dédommagé ko nit kooku dem jaay ko keneen ñu jaayaat même titre bi beneen personne bi ñëwaat fay ordre de recette ba kooku di ci am problème ba ci dem gendarmerie donc ñu ngi interpellé maire bi ñu ngi interpellé le chef de l'État ce qui se passe à Tivaouane Peulh dafa bari problème foncier bi dafa bari dugal sa kayit ci maire bi dem lijjanti say millions jënd ko ñëw di joxe kayit keneen ñëw di joxe kayit ñuy enregistré même kayit yi ñi ngi paccaree suñu suuf ñi ngi ciy def lu leen neex ñi ngi koy jël di ko may ñu leen neex benn lobby moo fi nekk ñooy sédd waruñu ko woon a wax l'émission tire à sa fin ñu ngi leen di gërëm di leen sant cercle de c'était votre émission Antenne Libre dama xaw a namm candidat yi donc ñi ngi ñaawlu problème suuf bi fi am ñi nga xamante ni tamit dañu wax ni dañuy jàpp ni bu maire bi yëgatul commune bi intéressé du ko poste ministre lay kii bon ñu ngi ko koy ñaanal bu fekkee moo ko gën mais nag nit sa wax ja da ko gor war nga mën a moytu bu la pouvoir jaral mukk ñu lay wax ni lii yaa ko fi waxoon démb yaa demoon ci ay nit di jaamu sa soxla tey ñooñu bu ñu la woowee doo leen wuyu amutoo njariñ ci kenn pouvoir rek warul la intéressé dafa am ay relations humaines yoo xam ne da nga ko war a sàmm am na nit ñoo xam ne démb ak bërki démb daanu ñu la woo wala bu ñu la bippee woo la nga décroché sa téléphone wala boo gisee appel nga appel ko autorité la mën na am temps bi may ko wala amu ko mais y a des responsables politiques yoo xamante ni ils se sont battus corps et âme pour sa victoire ñooñu tey mérité wuñu lii nga leen bëgg di dundee ak ñoom rafetal ak sa nekkin pouvoir bi loo ko am day jeex xaalis loo ko am da ngay dee bàyyi ko fi bul jàpp ni benn ak ñaari nit yu bëgg pouvoir suñu waxee kaas nga woo leen jox leen dara ñu noppi ñooñu ñëpp on peut tromper le peuple wala une partie du peuple pour un moment mais on pourra jamais au plus grand jamais tromper tout le peuple à tout moment wala lépp ci sa dund et puis am na leneen luy animer nit lu dul ak lii gor sa wax ja et puis nit ku gore war na mën a cultiver tey boo waxee feneen suba nga jaaraat fa mais nga wax feneen élection yi day am tax maire bi di jubilé ñu ne leen xool leen ko de tey ngeen koy mujjee gis fii kon yu mu jaaroon yu bëri dafa demaat jaar fa commune bi yaa dirigé yow lañ dénk ragalal sa doxalin ak yàlla
amal respect ci population bi ça va servir à rien du tout population bi yaa leen laaj ñu jox leen nangul nekk ak ñoom taalibe ak sëriñam ñu ngi gërëm ñëpp lépp lu ñu fi wax lu ñaaw ñu ngi koy déggalu dinañ ñëwaat nag antenne libre ak problème foncier parce que mooy suñu problème principal dinañ ci wax dinañ ci waxaat dinañ wax terrain yi loo yi fan lay dugg numéro yi distribution bi maye bi nga xamante ni autorité municipale bi ki nga xamante ni tey mooy premier magistrat bi mooy jël kayit di ko may kii loolu ñu ngi koy dégg dinañ ci dem ay investigation lu leer dinañ leen indil leen incha allah ay numéro terrain yoo xamante ni dañ ko enregistré 2 fois et que loolu porté signature am donc loolu nan la mën a amee ak loolu yëpp dinañ si ñëwaat c'était votre émission cercle des je m'excuse toujours maa ngi si cercle des antenne libre ñu ngi leen di gërëm di leen sant di ñëwaat ak yéen prochaine fois ak beneen émission on vous souhaite de passer une excellente soirée sur la Zone TV. Politique, santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. Direct, rediffusion. Zone TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. la Zone TV internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. Direct, rediffusion. Zone TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. la Zone TV internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, rediffusion. Zone TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. la Zone TV internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. Zone TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. la Zone TV internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. Zone TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. la Zone TV internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct,
rediffusion. Zoom TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. La Zone TV Internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. Zoom TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. La Zone TV Internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. Zoom TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. La Zone TV Internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. Zoom TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. La Zone TV Internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion. TV moo neex dañuy teg ay émission yu amul fenn. La Zone TV Internationale. La télé qui se rapproche de vous. Politique, Santé, divertissement, sport, musique, religion, information, cinéma, dramatique. direct, Rediffusion.